xibaar yi li ci gën a fës te ñu na mu ko jukki daañu dem ca diwaan bu Sikicoor foofee nag ak gaal boo xamante ni mi ngi doon yóbbu ñenn ci ay supporters bu ASC Kéréwan nag bu Kafountine ca département bu Bignona moom moo daal di teer ni ki tey ji ci suba indaale ñaari bakken yoo xamante ni daal dinay rot ñaar ñëpp di ay soxna ci lu tolloo itam juróom-ñett ci ay doomi aadama itam am ci ay gaañu-gaañu mu mel ne nag juróom-ñaar itam ay soxla nañu daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo jàpp leen ne toll nañ ci fukki junni ak benn ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci ay doomi aadama yoo xamante ni amee nañ concert fii ci réew bu Sénégal xibaar boobee ki ko fësal di directeur bu lutte contre la maladie moom docteur Babacar Gueye xam ngeen ne nag ni ki ëllëg ñu door lancement wu octobre rose lu di mel itam dina tax ñu am ak taxaw seetlu bu baax a baax bopp bi le di concert naka noonu itam xam ngeen ne gouvernement bu Sénégal daal dinay dugal loxoom ci lépp lu ñeel wàllu mammographie xam ngeen ba tey alxames bu jot dañ leen koy diktal mu di les bonnes feuilles de la rédaction tey ji itam daañu yër leneen mu jeel wàllu poème Amadou Lamine Diatta daal di xaatimaat li nga xam ne nag moom moo di dundingam jaar-jaaram fa mu jaar boobaak léegi nga xam ne nag fii la yegg si la ko metti la mu ca dund mu neex ak mu naqar yëpp daal leen ko diktal ànd ci ak nga xam ne moom moo di Ibou Diouf waa xibaaru bi ci réew daañu dem fa nga xam ne nag moom moo di ca réew bu Gambie cérémonie wi nga xam ne nag moom lañ waroon amal ngir rek daal di jébbal rapport bu commission vérité et réconciliation ak itam réparation nga xam ne nag ni ki tey ji ci alxames gi la ñu ko àppoon mujj nañ ko toxal boobu le rapport nag ñu xaatim ci lépp loo xamante ni ñaawteef la te ki nga xam ne moom moo fa nekkoon njiit bu réew moom Yaya Jammeh xaatimoon ko ñu nar koo jébbal ki nga xam ne nag moom moo di président bu Adama Barrow conseil juridique bu Human Rights Watch nag di ñaawlu bu baax a baax lu ni mel ana lan moo tax boobu le rapport boobaak léegi joxe wuñu ko benn yoon xel daay di tey mbokki lu ni mel buñ ci noppee daañu ci toftal yéenekaay yi xëyee niki tey léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu rafetlu bu baax a baax ànd wi ak télévision Futur Média xibaar yi ñu doore ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon diwaan bu Sikicoor ab gaal boo xamante ni mi nga yeboon ay supporters wu ASC Kéréwan bu Kafountine ca département bu Bignona moom moo daal di teer naka noonu itam ñaari doomi aadama daal di ci ñàkk seen bakken lu toll ci juróom-ñetti nit itam am ci ay gaañu juróom-ñaar ca ñoom di ay rek soxna waaye jàpp leen ne jamono yi nag ñoo ngi leen yóbbu ca centre bu santé bu Diouloulou daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ak suñu ndaw nga xam ne nag moom moo ñu teewal ca diwaan bu Sikicoor leneen itam loo xamante ni ñu ngi ko doon rek amal ni ki tey ji ci subaak léegi nag di rek góor gi nga xam ne moom moo daal di ñàkk bakkenam ca Cap Manuel moom moomee am ci lu tolloog fanweeri at ak juróom-ñeent di wuyoo ci turu Cheikh Niass nga xam ne nag jàppoon nañu ko alxames wala nga xam ne moom la ñu weesu ca police bu Waxinaan Nimzaat ca département bu Guédiawaye li nga xam ne nag moom moo waraloon ñu teg loxo moom Cheikh Niass bokk na ci ay kàddu yu waroo yoo xamante ni amaloon na ko ak benn way takk der lu ni mel itam moom moo ko jural ab kasoom mu daal di génn àddina bu ñu sukkandikoo ci suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu teewal ca diwaan bu Guédiawaye ñun itam wéyal nañ li nga xam ne moom moo di gëstu bi ab woote woo xamante ne amal nañu ko ci administration pénitentiaire ba nag li ñu xamle moom moo di Cheikh Niass ma nga décédé fa nga xam ne moom moo di ca pavillon spécial bu hôpital Aristide bu Dantec la daal di ñàkkee li nga xam ne nag moom moo di bakkenam ginnaaw itam bi ñu ko indee ci kaso bi bu Cap Manuel boobaak léegi nag mi ngi jàmbat ne yaramam daal dafa xaw a sutante waaye jàpp leen lu mu ci mënti doon li nga xam ne nag moom moo di autopsie bi mi ngi wëy lu mu ci mënti doon itam daañ leen digtal yenn ci ay xibaar yoo xamante ni nag moom moo ruusandi ci doomi aadama boobee nga xam ne moom moo daal di faatu. ñu àddu ci leneen xam ngeen ne màggal Touba biñ ci jugee yàggul dibeer bile lañ ko doon màggal lu toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay doomi aadama yoo xamante ni dañ doon raas déem ni ki tey ji nag la ñuy amal seen jano ginnaaw itam biñ leen tegee loxo lu ñeel wàllu sàcc wala bokk wàllu mbuxum ba ci sax wuruj ni ki tey ji nag dinañ taxaw ca tribunal bu grande instance diwaan bu Njaareem daañ ci dikkaat itam ak suñu ndaw la nga xam ne nag moom moo ñu teewal ca diwaan bu Njaareem moom Babacar Diouf
du ñàkk suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen loo xamante ni junjoon naa leen ko toll nañ ci fukki junni ak benn ak ñetti téeméer ak fukk juróom-ñaar ci ay doomi aadama yoo xamante ni nag am nañu cancer fii ci réew bu Sénégal du samay kàddu ki ko xamle di directeur bu lutte contre la maladie moom docteur Babacar Gueye li mu xamle itam bokk na rek ci octobre rose wi nga xam ne daañu wéyal lancement bi ni ki ëllëg xam ngeen ne lu ni mel saa ñu ci àggee gouvernement bu Sénégal day wéy di leen gunge moo xam ci ñaax soxna yi wala bokk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal naka noonu itam muy dugal loxoom ci lu ñeel wàllu mammographie bi dañuy teewlu ay kàddu docteur Babacar Gueye ci micro Chérif Dia ñu teewlu. alors cancer nag 2020 estimation yi nga xam ne jot nañ ko am nañ lu toll si fukki junni ak benn lu toftal ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar kaawu cancer mais li si gën a doy waar mooy ndetteel ba nga xam ne moo lalu ci loolu donc soo jëlee téeméer juróom-ñaar fukk yi day ñàkk seen bakkan te lu tax ñuy ñàkk seen bakkan mooy dañuy yéex a dem seetu kër docteur yi mammographie jëwriñ ba nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram dafa joxe instruction bépp directeur hôpital mais fàttali que ni Sénégal tey si région yëpp am na appareil mammographie pour que si weeru octobre rose bi mu nekk subvention ba nga xam ne ñetti junni 15 000 lañ siy fay en lieu et place de 40 000 wala 50 000. chimio bi lu am solo la njiitu réew mi soo fàttali ko pour gën a yombalal askan bi ñu accès si wàllu faj en tout cas ci wàllu koom décidé na depuis 2019 1er octobre 2019 précisément pour que chimiothérapie ñu def ko te kenn du si fay dara gis nañ ne ci Sénégal ñi nga xam ne bénéficié nañ si gratuité bi toll nañ si juróom-benn junni ak juróom-benn téeméer lu toftal juróom-ñetti fukk 6680 ñi nga xam ne bénéficié nañ si stratégie boobu mais soo ko jëlee juróomi junni yi ak ñaar téeméer yi ak juróom-ñetti fukk ak benn yi 5281 ay jigéen lañ. la mu wax leer na moom docteur Babacar Gueye jàppale na nag li nga xam ne nag moom moo di mammographie bi jamono yi nag mi ngi ci ñetti junni doonatul li nga xam ne moom moo di ñeent fukki junni wala boog juróom fukki junni lu ni mel li ko sabab bokk na rek ci gën a yombal li nga xam ne moom moo di pàcc mi moom docteur Babacar Gueye moom moo nekkoon ganuk info du matin fii ci télévision Futur Média ñu wéyal xibaar yi wax itam des ci wàllu wér-gu-yaram ba tey wax ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppale na ni ki démb amul benn doomi aadama boo xamante ni daal nay ñàkk bakkenam ci Covid 19 fukk ak benn ci ay cas positif la ñu am ci juróom benn cas grave yoo xamante ni ñu ngi saytu seen wàllu wér-gu-yaram ci kër docteur fukk ci ay cas communautaire ay doomi aadama la yoo xamante ni am nañu Covid 19 xamuñu fan la ñu ko jëlee junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci ay test yoo xamante ni def nañu ko jàppale ne ñeen fukk ci aji tawat nag jamono yi daal nañu tàkkalikook li nga xam ne moom moo di jàngoroy mbas mi junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ci ay doomi aadama ñoom ñoo génn àddina boobaak léegi nga xam ne coronavirus mi ngi fii ci réew bu Sénégal. ñu wëyal xibaar yi wax itam ci leneen mu ñeel jafe-jafe yi nga xam ne nag dañ koy faral di am ci wàllu ñam yi lu ni mel xam ngeen ne day juri lor ci ki nga xam ne nag moom moo di doomi aadama bi ko jëfandikoo tax na itam ab ndaje woo xamante ni amaloon nañu ko ca diwaan bu Bambilor daal di séq ñenn ci ñoo xamante am nañ fa lool ay kaddu ngir xool nees mën a def ba rek daal di joyantiwaat li nga xam ne nag moom moo di wàllu ñam ñi askan wi mën koo jëfandikoo ci anam bu mucc ayib mu doon ab initiative boo xamante ni faw nag ak ànd ci ak ENDA ak itam ECOPOP ba ci sax li nga xam ne moom moo di SYCODEV ñoom ñoo amal lu ni mel ak itam ministère des collectivités territoriales ñu teewlu gëstu li ak Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. lu soxol di am dund gu doy te sell lool ay at a ngi ni ñu koy waxtaanee ngir nag daal di koy jëmmal ci commune bu mel ne Bambilor ab atelier daal di nañu koy amal ngir xool ñëpp ñi nga xam ne mën nañu ci sóob seen loxo ngir gis-gis yu ni mel daal di antu ab cadre de concertation dinañu ko amal. lancement bi ñaari semaine ci ginnaaw te dañ fi teew ngir xool ñi nga xam ñoo war a bokk ci liggéey bi ñan lañu ak naka la ñuy fexe ba waxtaan ak ñoom ci yan jafe-jafe la ñuy jànkonteel. ndax su dee da nga war a gérer sécurité alimentaire il faut nga xam ne ci biir sécurité alimentaire boobu ñi ciy bokk dafa war a bëri agriculteur baa ngi ci producteur baa ngi ci transporteur baa ngi ci boutiquier baa ngi ci ménage baa ngi ci consommateur baa ngi ñëpp a ngi ci biir même école yeeg ñoo ñëpp ñu ngi ci biir loolu nag su dee da nga koy def mënoo ko def tant que waxtaanoo ak ñoom
programme bi nga xam ne waa FAO ñoo ko ŋànk ak ENDA ECOPOP ak SYCODEV daal di bàyyi xel lool la ñi nga xam ne nag ñooy ndongo yi ay cantine scolaire dinañu ko amal ci école yu bëri muy xalaat boo xam ne maire Bambilor xam le ne dina si jàpp bu baax a baax. li ñu bëgg ci askan wi taxawal ay cantine scolaire taxawal benn cuisine scolaire boo xam ne suñuy sœur suñuy rak ñooy togg di jox suñuy doom pour ñu mën a rester ci biir école yi donc loolu mooy objectif bi. FAO dinañ ci accompagner ONG yi dinañ ñu ci accompagner commune bi dina jël moyens yi mu am yi def ko ci pour que jigéen ñi nga xam ne dañuy transformer produit yi ak producteurs yi nga xam ne dañuy bay ñu mën a jënd li ñuy bay di ko indi ci cantine scolaire bi pour di ci mën a toggal suñu njaboot. programme bi tamit dina tax koom-koom bi nga xam ne moom mooy jóge ci commune boobee gën a ñoŋ ndax ñu ëpp ca ña fay yeewoo ci wàllu mbay la ñuy dundee. Abdou Diouf ñu dem ca diwaan bu Fatick mu mel ni nag foofee xeex li nga xam ne nag moom moo di wàllu ndóol ak yeneen yu ni xeetoo jëmale ci soxna yi nga xam ne nag ñoom ñoo fay yeewoo jàppale ne conseil départemental bu Foundiougne daal di amal ay projet yooyu nag toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ci ay projet yoo xamante ni moom la ñu naal lañ ca nam fi ci itam ci ay koppar daanaka bari na toll na ci juróom fukki million ci suñu ay koppar lu ni mel nag. Tax na li nga xam ne nag ñoom ñoo di soxna yi bëgg a jugee ci li nga xam ne nag moom moo di ndóol di wéy ak li nga xam ne moom moo di seen ay gafak bopp Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ci reportage. ci département bu Foundiougne ay junniy jigéen ñu yëngu ci secteur yu mel ne mbay mi napp gi ak itam sàmm gi ñu bëri ci ñoom nag léeg-léeg dañuy am ay jafe-jafe ngir rek développer seen ay activité conseil départemental bu Foundiougne nag dafa taxaw ngir jàppale leen ñu développé wu lu ëpp téeméer ci ñoom bu yàggul dara daañu jot ay financement jigéen ñi dañoo bokk ci askan wi nga xamante ne développement département bi kenn ëppul leen ci cër te tamit dañoo xaw a néew doole moo tax conseil département jogoon pour jàppale leen ñu utal leen benn projet bu nga xamante ne dañ leen di problème yi nga xamante ne moo doon seen problème incha allah dina tegeeku. banque nag bu nekk ci réew mi ak kuréel gi ñuy woowee agence de développement local ñoom ñooy gunge conseil départemental bu Foundiougne ci projet financement wu jigéen ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ci dëkk kaw yi daanaka sax ñoom lañ ciy gën a jàppale. ñi ëpp solo ci jigéen ñi ci ñin ñi ay jigéen la ay ndaw lañu parce que jigéen ak ndaw ñoom ñooy presque les populations les plus vulnérables donc ñooñu ku leen ciblé pour jàppale leen yaa ngi jàppale askan wi ndax fii jamono dëkku bay la booy financé nit ci bay nag waxtu wi nga ko war a jox warul weesu ñun pare nañu pour démarrer 50 millions. lii nag phase bu njëkk la rek ci projet bi nga xam ni moom la conseil départemental bu Foundiougne lancé ñoom li ñu bëgg mooy bu weesoo jigéen ñi financer bépp ndaw boo xam ne yor nga projet te nekkee ci biir département bi. C'est un projet du conseil départemental en collaboration avec l'agence de développement local qui a pour ambition de financer les jeunes, les femmes et même les adultes porteurs de projets bancables au niveau du département de Foundiougne pour un montant qui dépasse 224 millions pour l'ensemble du territoire départemental. yeneen i partenariat fas yéene nañ ko signé ngir rek bépp commune bu nekkee ci département bu Foundiougne nga mën a am ay financement loolu nag ki ko xamle moom moo di président conseil départemental bu Foundiougne di Moustapha Mbaye moom itam moom moo jiite association bi nga xam ne moom moo ëmb élus locaux yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci département bu Foundiougne. Aminata Goudiaby ñu des ba tey ci ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi jaagul Ngor Djiba Njangleem ak itam Mbuubeen jàppale ni ay localité la yoo xamante ni nag ñu nga nekk ca département bu Guinguinéo foofee soxna ya fa yeewoo ay jafe-jafe la ñuy jànkonteel ngir wéyal seen liggéey ci anam bu mucc ay bokk na ci lu ko waral mu di wàllu courant wi nga xam ne ay jafe-jafe la ngir rek ñu daal di koy am ak itam njàkkum jumtuwaay ci loolee itam plan Sénégal nag daal di amal foofee ay réseau solaire yoo xamante ni dina mën a tax soxna yooyee amal seen liggéey ci anam bu mucc ay Pambay Jaawo Faali Gay jàngal Ngor Ndiba Ndigleen Mbuubeen ay dëkk la yu nekk ci département bu Guinguinéo waaye ci dëkk yooyu ñàkkum courant bi ay jafe-jafe la indil jigéen ñi nga xamante ni dana yënguti ci soppi produits agricoles yi buñ sukkandikoo ci présidente groupement des femmes bu Xelkom Biram ñàkkum courant boobu moo tax ba lépp li nga xamante ni moom la ñu am ci produit mënuñu koo soppi dañuy def li nu mën rek li ci des ñu daal di koy yóbbu wanteer ko ci marché yi. doon béy suñu meññeef yoo xam ne ñu dalee ci dugub mboq ba ci ñebbe duñu xam nuñ ko def dañuy obligé dem di ko yóbbu ci marché bi di ko jaay prix yoo xam ne baaxut te ñu mënoon cee liggéey boo xam ne dinañu mun a jëriñ waaye ñàkkoon courant boo xam ne dinañ mën a def transformation ba mun koo yóbbu jaay ko fi ñu ko mun a jaay loolu moo ñu manqué woon. jafe-jafe yooyu nag mu mel ni léegi mu féete seen ginnaaw
plan Sénégal daal di leen di defal ay réseaux solaires. li ñu indi nag fan yi mooy pose première pierre infrastructure solaire yi Kaolack dina am 3 mini centrales ak 4 plateformes yoo xam ne jigéen ñi dinañ ko mën a utiliser pour vraiment parce que ñoom itam bi leen accompagner dañu proposer ay projets yoo xam ne vraiment am na solo boo xam ne bis buñ leen jàppalee ak infrastructure solaire yi dinañ mën a jàppale seen njaboot jàppale communauté bi. réseaux solaires yooyu nag dina yombal liggéey bi jigéen ñi waaye tamit dina tax ba kër yu bëri ñu mën a am courant ki ko xamle di chef de projet ci agence nationale d'électrification rurale. waaw niñ ko dimensionné dina permettre ñu satisfaire li nga xamante ni mooy soxlawu jigéen ñi mais du yem ci loolu liñ fay def nii dina permettre jigéen ñi ñu def seeni activité yeneen activités yi ci xaj ñu def ko ci ba nga xamante ni kër yi ñu jéem a seet naka lañ leen ciy boolee ñoom tamit. jigéen ñooñu nag daal dinañ leen tàggat ci nan la ñuy soppee produits agricoles yi. aywa ginnaaw foofee ñu wutali fa nga xam ne moom moo di ca Mboro xam ngeen ne ma nga ca arrondissement bu Meouane département bu Tivaouane foofee nag ay barab moom moo fa daal di manqué askan wi itam bokk na ci loo xamante ni ñu ngi koy ñaawlu boobaak léegi xam ngeen ne at mi ngi nii njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall joxe woon na ab rek dogal ngir ñu joyantiwaat mbir mu ni xeetoo waaye jàpp leen ne ba jamono yi may wax ak yéen France daal di xëddem ba tax itam ki nga xam ne nag moom moo di njiit bu bokk moomeel Bafa ak itam conseiller jamono yi nag la ñuy sàkku moom moo di ñu daal di koy jëmmal naka noonu itam leneen loo xamante ni daal nañ cay àddu bokk na ci ñàkkum ndox Cheikh Anta Diop ak Sélatiir ci reportage. Mboro daanaka dafa xat dugg bi jafet na lool daanaka commune bi di Daaru Xuddus moo leen wër askan wi nee nañ amatuñu benn suuf ñu doon sàkku nag ci nguur gi amoon ab projet boo xamante ne dañ ne woon dañuy yaatal Mboro waaye nee nañ loolee ba léegi daa tagga témbe tutaayu Mboro mooy suñu problème ndax ñëpp xam nañu découpage yi am na li ñu naan l'incohérence territoriale maanaam ni ñu daggee dëkk yi dafa méngoowul ak li ñu ko war a dëkk wax nañ ko bind nañu ba président de la République jël na ci ay matuwaay yu xaw na institution at mi ñu génn ba le préfet de Tivaouane ak sous-préfet Meouane ñu Daaru Xudoos ñu tase conseil municipal bi ak représentant commune Mboro ñu waxtaan ci découpage bi ba ay proposition jógewoon na fa. Mboro digganteem ak Tivaouane toll na ci fukki kilomètre ak juróom askan wi nag am nañu jafe-jafe ndox lool naam nag am nay forage waaye nag forage yu ci bëri de doxul ni ko maire bi waxee. ndox mi mun nit ñu mën ko am en qualité suffisante ba léegi ñu ngi xaar mission ministère hydraulique pour mu ñëw toog woo sous-préfet woo préfet woo OFOR woo Aquatec ñu ngi seq ñëpp ak un représentant du ministère mairie bi ak représentant population yi ñu toog trouver une solution mais loolu ba léegi awma ko bon c'est dommage. waaye nag moom ci jëmmi boppam nee na daal yaakaar na ne gouvernement bi rawatina jëwriñ ji nga xamante ni moom mooy wàllu ndox mi dina waxtaan ak askan wi rawatina waa Aquatec ñu xool yan pexe la ñuy mën a indi ba forage yi mën a daw walwal yi ndaxte jamono yi de sonn nañ. jamono yi lee sonn nañ Cheikh Anta ñu des ci wàllu ndox mi bi la yoon nag dañu dugg ci li nga xam ne moom moo di waax yi alxames yemook fanweeri fan ci weeru septembre atum 2021 bokk na ci bés yi nga xam ne moom lañ jagleel waax yi ci àdduna wërngal këpp tax na itam ñun ñu def ab taxaw seetlu ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci liggéey bés bu yàlla sàkk ñu ci sóobu yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni mën na leen dàpp ci li nga xam ne moom moo di waax yeeg yeneen yu ni xeetoo Ousseynou Diop Habib Seck séq nañ ak ñoom waxtaan ñu seetaan reportage. ak bis bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu géej ñu daal def taxaw seetlu ci ñi nga xamante ni ñoom lañu duppee les gens de la mer ay marins lañu wala boog ñu ay plongeurs jafe-jafe bi am ci biir géej ñoom ñu leen ñooy intervenir waaye ngir nga daal koy amal ay jumtukaay yu wër cee nga ngay yóbbaale. da ngay takk sa tànk parce que mën nga dugg si biir ndox bi xam nga fii lay jàpp la wala benn corde laxas la léegi paaka bi moom moo lay dimbali bii xam nga moom la ñuy wax détendeur. bi xam nga pour bouteille de plongée bouteille d'oxygène bi moom lay àndal quoi xam nga bi mooy stabilisateur bi moo nekk nii bi moom ak bouteille bi ñooy ànd. si kàddu Pape Maguette Sakho am na ay risques seen liggéey bi waaye nag lépp dañ ko def ngir réew mi. la moom ndaxte boo duggee ci ndox bi comme couleur ni ndox bi mel nii aussi ñu constaté que période bi visibilité moom doo gis dara. boo wàccee 1 mètre rek di nga tout noir lay nekk même boo yóbboon ay lampes yu bëri doo mën a gis dara léegi da ngay làmbaatu ba daj yenn saa yi nga daj lu la dagg nga bàyyi sa loxo yenn saa yi moo tax aussi chaque fois booy plonger rek da ngay xool milieu bi ngay plonger est-ce que jar na may laal suuf. ñoom ñi nag def nañ ay sauvetage yu bare rawatina ci géej gi ay nit ñoo xamante ni bëggoon nañu lab ñu lab bi leen.
voilà di def ay sauvetage ci wàllu géej gi wàllu bël bi tamit souvent dina am ñoo xam ne bu ñuy dem géej la ñuy am problème léeg-léeg bu géej gi naqari mu am ñu daanu ñu wooñu boobu dañuy intervenir rapidement souvent aussi ñuy dugg ci bu ñu amee gàllankoor aussi au niveau ci bël bi tamit dañuy intervenir rapidement. les gens de la mer lañ leen duppee ñuy liggéey jëm ci wàllu géej ñoom nag seen liggéey yépp ci biir ndox mi la bu dee ni am na ay risques ñu ni jaral na leen ko ndax li ñuy def seen réew moo tax ñu koy amal. mbokk yi lu ni mel xam ngeen ne alxames bu jot dañ leen koy digtal li ñu dippee les bonnes feuilles de la rédaction tey jilee daañu yër lu ñeel wàllu poésie lii lee xët la wu ñu jukki mu di la plume du diable lu ni mel itam ki ko xaatim bokk na ci Amadou Lamine Diatta daal day dikkaat ci li nga xam ne moom moo di jaar-jaaram fa mu fekk baax fa mu sokkee ko boobaak léegi fa mu dooreek fa mu yegsi lu mu ci mënti doon séq na ak waxtaan Ibou Diouf Amadou Ba ñoom ñooñee ñoo ñu jukkil la nga xam ne moom la ñu dëxëñ ca wowule téere ñu seetaan. bëri na ñu xam taalif Victor Hugo bu ñu doon duppee la plume du Satan bindkat bi tamit jagleel na ñi nga xam ne ñooy liir téere bi mu duppee la plume du diable loolu nag mu ne de ci sukkandiku ngir nettaliwaat dundam ak li nga xamante ne mu ngi koy fàttaliku ci fi mu fekk baax. lu ko waral mooy mu ma nekkee xale maa ngi yoon collège de Thionck-Essyl dama doon def ay résultats yi baax mais le plus souvent dama doon feebar parfois damay toog un mois du ma jàng mais à chaque fois j'étais le premier de ma classe léegi nag dëkk ba gars yi bëgg a expliquer sama résultats yi à partir d'un pacte bu ma nuwee ak le diable moo ma jox benn bindukaay moom lay bindee moo tax may am ay notes yu baax moom laa dénoncé. Amadou Malan Diatta ne lii ab recueil de poèmes la. maanaam ay taalif yu bëri la fi dajale loolu nag di fësal yëg-yëgam ci wàllu bind ak itam ci li mu dund. maanaam nit da ngay dem ba ci yàgg coono bu ngay dund maanaam leçon yi ñu ciy tiré nga bëgg ko partager ak nit ñi donc looloo tax looloo waral au moins ma bind téere bi. ak téere bi nag kii di Mamadou Lamine Diatta dina may ki nga xamante ne moo koy liir mu yóbbu ko fu sori. jaarale ko ci li nga xamante ne loolee la bind. en science de manière générale. dañuy créer ci yow benn rigueur bu nga xamante ni maanaam lu ñuy wax la rigueur scientifique. dama xool ni à partir de la poésie mën naa def loolu quoi partager sama expérience. ni que ñi ko wuute ci wàllu poésie doon defee lii may na ko mu ñëwaat rek ci li nga xamante ne moom la dund moom la yëg ak lépp lu nga xamante ne. da ko wër tamit. c'est ça lu bari sama histoire sama culture sama dund voilà ma bëgg ko partager ak nit ñi. waaw parfois damay xool dund sama entourage bi ma jël ko inspiré wu ci dugal ci kii bi ci recueil de poèmes. Amadou Malan Diatta di ab professeur mathématique ak SVT dina faral di bind lu bari mu ne nag li ko ci dugal mooy fexe bay séddoo yëg-yëgam. ak ni muy gisee ñi nga xam ne ñoo safu waru liir. Ibou Diouf ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko addu itam ci leneen xibaaru biti réew jàppale ne nag rapport wi nga xam ne commission vérité réconciliation ak itam réparation waroon na ko rek daal di jébbal ni ki tey ji ci alxames gi lu ni mel daal nañ koy dàq di rapport woo xamante ni ñu ngi ci dëxëñ yenn ci ay ñaawteef yoo xamante ni ki nekkoon njiit bu réew bu Gambie moom Yaya Jammeh mi ngi ko doon def askan wa di daal di nangu foqati seen ak seen yelleef waaye itam di salfaañe li nga xam ne moom moo di seen ak moomel rapport boobee xam ngeen ne ki fa nekk jiit bu réew jamono yi moom Adama Barrow la ñu ko waroon jébbal bu ñu sukkandikoo ci conseil juridique bu Human Rights Watch nag di xamle bi moo nekk ñetteel bi yoon ñuy dàq loolee nga xam ne nag mu di rapport bu ñu ko war a mën a jébbal lu ni mel itam daal di rek tey xel ñu teewlu ki nga xam ne moom moo di Ruth Brody nag ki nga xam ne moom moo di Cherif Dia moom moo amal ab waxtaan ak moom ci visio ñu teewlu.
La commission de vérité en Gambie. tey ci alxames ci la commission vérité et réconciliation bu Gambie waroon na jébbal rapportam président de la république de Adama Barrow wante mbir mi doon ko mujj a toxalaat commission boobu nag di kuréel gi li ko taxoon a jóg mooy càmbar saytu ñaawteef Yaya Jammeh defoon ca Gambie muy doomu aadama yan fa doon faat viol di siif ba sax leneen loo xamante ni def na ko di ay bundu xataal nit bokk na ci ñooñu sax ay doomi Sénégal te rapport bi lim xamle mooy Yaya Jammeh amoon na ay armeel yoo xamante ni mu defoon ko kon armeelu boppam di fa suul ay nit yoo xamante ni kon ànduñu woon ak moom te kenn daawu ko yëg loolu nag rapport bi daal dina koy feeñal rapport bi nag mi ngi génn ci jamono joo xamante ni président ba fa nekk di Adama Barrow dafa lënkaloo ak parti Yaya Jammeh ngir waajal élection présidentielle yu war a am ci ñeenti fan ci weeru décembre ci at mi te ku ne xam na ni enquêteurs yi liñ wax mooy Yaya Jammeh doon ko war a topp ci yoon loolu nag xëy na dina nekk lu compliqué ci kii di Adama Barrow ndax du xam fan lay taxawee mu ñetteel bi yoon kon ñuy dàq remise boobee rapport te jàpp naa ni kon du yombal liggéeyu justice ak tamit victimes yi liñ doon xaar. Trouble ceux qui cherchent la justice et surtout les victimes. moom Ruth Brody ca diwaan bu Paris la amalee yooyu lay kaddu dénk ko Chérif Dia ñu desandi fa nga xam ne nag moom moo di ca diwaan bu Paris wax itam ci wàllu yoon jàpp leen ne tribunal correctionnel bu Paris nag daal dinay tëj niki tey jii ci alxames gi yem ak fanweeri fan ci weeru septembre ki nga xam ne nekkoon na fa njiit bu réew moom président Nicolas Sarkozy lu toll ci benn ati kaso mu ñeel yenn ci ay financement di ay koppar yoo xamante ni génne woon na ko ci anam bu dul yoon ci li nga xam ne moom moo di campagne électorale wu atum 2012 bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom moo koy layool moom avocat wu Nicolas Sarkozy nag li mu xamle moom moo di dina amal ab appel boo xamante ni nag bëgg na mu gën a leer ci mbir mi ñenn ci ñoo xamante ni daal daan nañ leen lu toll ci ñaari ati kaso ñetti ati kaso ak lu ko xaajal ñu nekk rek ci kaso bi di benn parti woo xamante ni moom la ñu jàppandooloon moom Nicolas Sarkozy seen ak lim toll ci fukk ak ñett ci ñoo xamante ni nag jàpp nañ ne dañoo laale ci mbir moomee nag jàpp leen ba tey ki nga xam ne nag moom moo di Nicolas Sarkozy nag dafa rek wuute audience bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal niki tey ji mbokk yi yegg si nañ ci weneen ab ponk ci la jotaay xibaar muy li nga xam ne moom la yéene kaay xëy fësal niki tey ñu teewlu. jërë ngeen jëf coowal passeport diplomatique yi la Sénégal nee nañu joote jàngay yokku ci Jaaji Konte ubbil yéenekaay bi benn femme bu fekk baax réewum Guinée moo dem dik plainte Jaaji Konte ak keneen ku ñu naan Aïssata Bangoura nee na Jaaji Konte ak ndaw si di Aïssata Bangoura dañu ko njublang lu toll ci fukki millions ak juróom journal bi nañu moo waral waa BAG di brigade des affaires générales jébbal nañu dossier bi waa groupe de recherche et d'interpellation ngir ñu wër Aïssata Bangoura moomee ñuy wax ba gis ko teg ko loxo libération xëy teg loxoom ci coowal passeport diplomatique yi ak yeneen i njuuj njaaj yu ñu xaw mel te am ci réew mi ba dañuy wax ne bu weesoo waxi trafic passeport diplomatique gi lëmbe réew mi ñu ci tudd ñaari député yu Benno Bokk Yaakaar ak commerçant bu mag bii di El Hadji Jaaji Konte ci diggante 2017 ba 2021 takk der yi rawatina waa section recherche feeñal nañu yeneen trafic yu am ci certificat de nationalité yi ak it ci liberté provisoire yi ca la ñu gisee benn waay bu ñu doon toppee viol sur mineur ba tëjoon ko kaso ñu lijjantil ko ba génnee ko ci kaso bi ca la ñu gisee beneen waay bu ñu doon tuumal mbiri terrorisme ñu lijjantil ko ba mu am nationalité Sénégal justice sub Sénégal Les Échos mi ngi ñuy xamal ci xëtamu njëkk mbir mu yéeme mu muy dund jamono ji juróomi weer a ngi juge premier cabinet d'instruction amu fi ndax ndem si yàlla doyen des juges Samba Sall moo ko ne woon juróomi weer ci weer wi ba mu faatu ak léegi tànn guñu ki ko war a wutu juge bu deuxième cabinet bi mooy boole ñaari cabinet yi waaye bari na ci avocat yoo xam ne li ñu ci gis moo di loolu munta nekk du matale te situation bi rëq-rëq yi mu jur yépp ci seen kaw ñoom avocat yi lay teere ni seeni client may ñu leen jàmm dañ leen di harceler guddeeg bëccëg journal bi bind ne juróomi weer a ngi yoo xam ne avocat yi ak ñi caabi féete ginnaaw te seeni dossier aju ci juge bu premier cabinet bi ñoo ngi ci coona ñeneen ñuy dundub coona te enquête dina kay xëy leen moo di doomi Sénégal yi faatu bitim réew ñu war leen a delloo si denc leen ci réew mi yéenekaay bi nee nañu coono budul boobu jinne seeni mbokk danañ ko daj ngir mën a jot ci seeni néew firndeli enquête nañu moo di basketteuru Sénégal ba woon di Ibrahima Niang mi faatoon bu yàggul ci Amérique ba léegi ab néew mën a gut a yegsi ci réew mi njiitam di Macky Sall mi ngi ci xët mu njëkk L'Observateur élection locale yi ñu jëm janvier 2022 journal bi nee nañu bu dee ñi fara ci opposition bi ñoo ngi leen di gis ci terrain bi ñuy waajal seeni investiture waa Benno Bokk Yaakaar ñoom di coalition gi Macky Sall jiite ba léegi kenn xamalugu leen dara waxaguñu lu leer yéenekaay bi dolli ñu ci ne tey
tey jii ci alxames ji ci lañ war a publier liste électorale yi suba ci àjjuma ji ñu ubbi contentieux électoral bi investiture yu Benno Bokk Yaakaar yi Walf Quotidien mi ngi ñuy wax ne ñi nga xam ne bu yàggul lañu dem fekki Macky Sall ci ak langam ñu ci mel ne Abdoulaye Baldé Aïssata Tall Sall Talla Sylla ak Moussa Sy ñoo ñeef ci investiture yi kenn taneegu la ci fan la ñuy féete seenu ëllëg dara ci wóoragul li wér te wóor Vox Populi nee nañu moo di képp ku bëgg a bokk ci wotey local yi moo xam ngay parti politique wala coalition parti baabo candidat indépendant booye boo nga tàmbalee lambu sak na fa ñuqi sa caution yóbbul waa caisse dépôt et consignation yéenekaay bi nañu candidat yi am nañu li ko tàmbalee benn fan ba fanweeri fan ci octobre ngir yóbbu seenub chèque waa parti démocratique Sénégal Source A mi ngi ñuy wax ne lu metti moo leen dal ci élection locale yi ñu dëdmal ne kenn ci ñoom bokk ci kilifa yu PDS di Bara Gaye maire bu Yeumbeul Sud dem na ànd ji ak waa coalition Yewwi Askan Wi moom Bara Gaye waxtaan na ba juboo tënk yeewat ak ñoom Ousmane Sonko ak ñoom Khalifa Sall retrouvailles yi amaat keroog talaata ca Paris la France ci diggante Khalifa Sall ak Bamba Fall journal Le Quotidien xëy na di ko jàngat la mu ca jànge moo di wax ji gudd gàtt politique moo leen boolewaat ndax Bamba Fall yéene moo di jiitewaat mairie bu Médina Khalifa Sall bëgg-bëgg moo di delluwaat ca mairie bu Ndakaaru ñu delluwaat Touba ak xibaar bi ci xët mu njëkk journal La Tribune yéenekaay bi nañu ci màggaluk ren gi juróom fukki téléphone portable ak ñett la takk deri teg loxo ci benn tafukat lañu ko jàppee. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi ñu jaar fi bural jotaayu xibaar yi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média de 19h30 20h ci yeneen jotaayu xibaar man itam ma leen di jox daje incha allah ëllëg 6h30 ci seen émission info du matin buñ ci noppee itam 13h dinaa fi teewaat ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc waaye léegi des leen ak nga xam ne moom moo di Mamadou Ndiaye ci li gën a fës li nga xam ne moom la internet yi xëyee ni ki tey lu mooy loolee itam ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen jàngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média